c'est très rare nga ciy gis koo xam ne tubaab bee ko formé ba pare maanaam day jàpp ni fen du dara naa nax nit ba romb loolu réalité la bu am te ñoom xam nañ ko bugguma cee perte temps kon dama bëggoon ne am njàng taxul léegi ñuy falatuñ nit parce que dafa dàq jàng fii wala dafay gën juddu wala dafa am xaalis dañ lay fal parce que am nga kàddu lépp loo ñu wax di nga ko respecté yaa ngi dégg te Mamadou Lamine Diallo loolu am na ci moom man mosuma gis mu ngóor wala mu wax lu mu gëmul yaa ngi dégg Lamine Thiam mi ñuy wax ni loolu nekk na ci moom parce que man Lamine Thiam xam naa Kébémer la dëkk ma xam ko bu baax mosuma lekk 100 francs te soxlawuma ko parce que ba mu faloo ba tey mosuma teg bët te ku jaxasoo woon ak sama papa la waaye dama la bëgg a wax ne xam naa ko am na ay qualité yu nekk ci moom ay qualité humaine waaw expérience mais expérience man ñoruma parce que ñi fi am expérience ñoo diigal réew mi man waxuma waxe expérience man expérience moom fële laa koy teg man jub laay wax jub nit koo xam loo wax di nga ko def kon Lamine Thiam profil la mais un Birame Souleye Diop Birame Souleye bu Pastef candidat potentiel la loo mën a wax waaw inspecteur impôt et domaine la jàng na xam na état xam na administration. est-ce que xam na assemblée nationale. mais assemblée nationale mooy xam administration du leneen amul différence mooy xam état ak bu leen jàng ñafe na ñëpp moo la kenn ëppale. non damay lim ay candidats. nga ko ci génne. non expérience man gëm mooy expérience. xam nga pour le cas de l'assemblée nationale. fépp ci yem xam man lu ma gëm. koo xam ne nii jàng nga xam nga enjeu yi te bañ a trahir Sénégal yi Sénégal ñi fi am expérience tey ñoo ñu yóbbee guute gii ñu nekk. Pape Diop am na expérience wala amu ko. bu bëri sax. tey ñi ma ngaa tudd Pape Diop ci réew mi tey. ah pourquoi pas. man du ma ko tudd parce que du référence. ndax choix bi mu def. déedéet bu question choix bi yi fi jaaroo Ablaye Wade amoon na expérience wala amu ko. bu bëri aussi. waaw bari na lu yàqu ci réew mi moo ko yàq. non dama lay limal. xam nga man bokkuma ci ñii def nii di man dama lay limal ay tur. Ablaye Wade bari na lu yàqu ci réew mi lu Macky Sall di dund tey Ablaye Wade responsabilité bi te amoon na expérience. Macky Sall am na expérience wala amul expérience. lu yàqu ci réew mi tey jii li ñuy dund mën nga cee génne loxo Macky Sall. Idrissa Seck am na expérience wala amul expérience yaa ngi dégg kon waxi expérience bu ñu ko kenn wax ñun ñu ngi wax nit ku jub ak koo xam ne gëm nañ ñi du ñu fen ci logique boobu lañ nekk léegi Sénégal dépassé na waxi expérience kon man tax man la Birame Souleye jàng na borom xam-xam la kon kooku jàpp naa ne war nañ koo mën a jox chance comme niñ koy joxee Lamine Thiam comme niñ koy joxee Mamadou Lamine Diallo niñ koy joxee Birame Souleye ku mel ni Barthélémy tey bu bëggoon donte man dégguma mu wax ni bëgg na bu bëggoon war nañ ko mën a jox yaa ngi dégg ñii ñoo fay candidat yu sérieux ci ñi ma xam yaa ngi dégg keneen koo fi dégg muy wax day wax pour show wax pour show nag yomb na mais ñun tollatuñ ci phase show dañoo toll ci phase soppi réew mi gëm ne nañ ko war a soppi. ah mais bu ñu bëggalee Sénégal lu gën. dans la dynamique de li nga xam ne moom la opposition bi annoncé. comme en termes de réforme de changement. Sénégal nekk beneen Sénégal war nañ leen ko mën a def aussi ku mën ci def. non non duñ moom laa lay wax xam nga tey débat bi ni da nga ñëw ñu commencé nga dugal Ahmed Aïdara. yaa ngi dégg. parce que mooy candidature bi nga xam ne moo surprendre ñëpp. non surprendre kenn journaliste yi ñoo ko def événement du événement Ahmed Aïdara mënta nekk président assemblée nationale. loolu yow xam nga ko non yow xam nga ko man xam naa moom ci boppam xam na ko. yaa ngi dégg. buñ naxante ñun xamante nañ tamit ci réew mi lañ nekk. Ahmed Aïdara yéene yu ñu am est-ce que nit ñi xam nañ ko aussi. ban yéene affaire bi dañu question yéene. xam nga Ahmed Aïdara mouvement la duggee ci Yewwi. mais leader la quand même. non leader la d'accord da nga koy nangul ni leader la. mais nekk leader taxul nga nekk président assemblée nationale. parce que pour nga nekk président assemblée nationale da ngay compter ci ay députés yu la war a voter pour nga am majorité. yaa ngi dégg pour nga am majorité. mais am na ci ñoo xam ne tey duñ jël seen carte di ko jox Ahmed Aïdara pour assemblée nationale. d'accord yaa ngi dégg. am na ci te ñooñu moo xam ñu nekk wàllu la moo xam ñu nekk Yewwi la. kon nañ bàyyi caaxaan loolu du débat. d'accord yaa ngi dégg nee naa la ñeenti ñii kenn ku ci ne am nga mën ngaa jiite assemblée. muy Lamine Thiam candidat bu sérieux la boo xam ne bu fekkee ni am nañ consensus baax na. Mamadou Lamine Diallo candidat bu sérieux la Birame Souleye Diop candidat bu sérieux
yaa ngi dégg. parce que am na expérience te l'homme nit la ku mën a dajale ay nit man xam naa ko bu baax. d'accord Barthélémy Dias candidat bu sérieux kon ñii tey jàpp naa ne ay candidats yu sérieux lañ pour opposition bi. waaye dafa am loo xam ni. Abdou Khadre buñ ñu ci gis nga affaire bi ni mu méttee ci yeeyu tey ba ñu am problème mu candidat yaa ngi dégg noonu pataas bu tàng la jëm ci côté. mais justement ci foofu. parce que tamit gis nañu effectivement. te loolu tamit yàqul dara parce que démocratie. moom maye kenn ku ne taxaw samp sa ndënd. kenn ku ne loolu sant yàlla la. parce que c'est plus délicat ànd bi ñu ànd nawlonte la ànd kenn ku ci ne kenn moomul kenn ku ne am nga droit joxe sa xalaat waaye logique dafa am ci politique logique mooy dafa am koo xam tey bu génnoon moo ëpp chance pour gagner bu consensus amee te enjeu bi tey foofu la nekk enjeu bi tey nekkatul. mais est-ce que souvent c'est noonu lay tëddee parce que gis nañ fi en 2017 Ousmane Sonko nekk candidat. pourtant ñu bëri foogewuñu ko mais daf nañ ko député tout de même. xam nga boo gisee li am. logique bi est-ce que finalement am na fa véritablement. comme lan ci politique logique bi ngay wax noonu. mën nañ xaar ñenn ñi fii. ne ñoom ñoo war a mën a falu. mais ñeneen jóge fee fekk finalement ñoom la ñu. mais loolu li ko indi mooy règle du jeu yi ñu teg ci politique gu Sénégal moo baaxul. Sénégal justice bi mooy manipuler réew mi nu ko neex di ko def comme neex nga bokk comme naqari doo bokk. parce que li indi lii yëpp tey. bañ am problème mu candidature ci assemblée nationale. mooy liste Yewwi bi nga xam ne Macky Sall la ko rejeté moo conseil constitutionnel moo indi lii mais tey jii ku mel ni Ousmane Sonko bu fa nekkoon tey kenn du fa ñimewu faa taxaw ci kanamam di xëccoog moom président assemblée nationale. d'accord ci biir benn aussi dañuy waxtaan. li am ni yëpp Macky Sall la ko indi. parce que moom moo fexe ba ñi waroon a nekk ay député nekkuñu ay député yaa ngi dégg te loolu moom mooy. ñi waroon nekk ay député waaw. mais les vrais députés ñii ay député lañ mais damaa bëgg waaw man. li ma wax yaa ngi li ngay def noonu est-ce que baax na aussi. pour li may wax ni damaa bëgg a déglu ma rek. man lu ma wax assumé naa ko. dama wax ni tey ñi nga xam ni Sénégalais yi ñoom lañ gënoon a am ci ñoom yaakaar pour ñu dugg assemblée nationale Ousmane Sonko ci la bokk. Déthié Fall ci la bokk. Khalifa Sall ci la bokk. les leaders yi nga xam ni am nañ expérience bu baax ci assemblée nationale. léegi conseil constitutionnel moo rejeté seen liste. kon kay li am ni responsabilité Macky Sall ak conseil constitutionnel. ñoom du seen responsabilité. non nu mu nekkee seen responsabilité ñoom ñu def ay erreurs yoo xam ne yooyu ay erreurs yi caaxaan mooy erreur laay bañ a dégg erreur mosu fee am lii complot bu leer naññ la. parce que Ousmane Sonko moo leen di déranger bugguñu mu bokk. yaa ngi dégg pexe yu ñu mën a def ba du bokk dinañ ko def. yaa ngi dégg loolu mooy dëgg. d'accord je pense que c'est un débat boo xam ne dépassé nañ ko. waaw dépassé nañ ko waaye man boo gisee ma ciy insister. man damaa gis lii ñëw ci kanam gis nga leader. ak visionnaire mooy ngay gis lii ñëw ci kanam. gis nga lii ñëw ci kanam maanaam buñ ci deful alerte même chose lay démarrer. yaa ngi dégg léegi nomination Badio Camara. dinañ ci ñëwaat presse bi yëpp a ngi ci yuuxu. dinañ ci ñëw amul benn tey. baal ñu ñëwaat ci sénégalais boo xam ne tey. sa xel dal na tey ci nomination. baal ñu ñëwaat ci boobu parce que benn la ci point yi nga xam ne fas nañ ko aborder. mais ci biir ba tey ci mbiru présidence assemblée nationale. gis nañu ci côté Benno. waaw fële Yewwi lañ doon wax sànq. mais côté Benno aussi enjeu yi dafa mel ni moo gën a tar foofu. parce que gis nañu ku ci mel ni Amadou Ba. ku ci mel ni Mimi Touré. ku ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñëpp c'est des candidats potentiels yoo xam ne. war nañu mën a nekk président assemblée nationale parce que am nañu expérience bi et ils ont un parcours politique. mais beneen bi aussi mooy loolu yëpp ça va se faire sur la base de calcul. ndax am na président premier ministre bi ñu war a nommer mais aussi. élection présidentielle yi ñu nar a jëm donc foofu finalement fa la mbir mi di gën a lëbëjoo lan moo ci yow sa lecture bi nga ciy def. xam nga malheureusement Sénégal presse bi ñu am. la majorité du ñëpp. règle boo gis am na exception mais ñu ci bari sérieux wuñu. ah bon waaw man maa ko wax. parce que boo amee ay journalistes yu sérieux bu ñuy analyser ci mbir dañuy analyser lépp. mais tey presse bi yëpp ñu ngi chargé opposition bi ñu ci ëpp naan opposition bi mënuñoo fexe ba am candidat mënuñoo juboo mais Macky Sall ku leen ni ñoom juboo nañ kan moo mën a garanti ni tey waa Benno Bokk Yaakaar. parce que yaakaar bi dafa rëy ci côté Yewwi Askan Wi donc dañuy xaar si ñoom ñu war a mën a juboo mais war a dalal xelu askan wi xam nga Abdou Khadre d'accord naa ci loolu yaakaar gi fële la nekk te ñun ñi yaakaar gi rek moo ñu ci bàyyi du leneen mais nag war naa tax nga sérieux booy analyser nga teg ñaari phase yëpp nga teg ko tey jii mosoo dégg ci ku wax ni Macky Sall kan moo mën a wax kii mooy candidat amagu ko moom te ña fa nekk ñëpp kenn ku ci nekk mën ngaa nekk président assemblée nationale
te boo ko nekkul bu la neexee buudee ci coalition bi génn dem. moom ci côté la gën a jafe fuuf. parce que opposition bi ñëpp xam nañ ni seen ànd am na fu muy yem. mooy pare nañ fi mu ne nii dañuy xool rek nu ñu àndee gérer assemblée nationale waaye kenn ku ci ne da ngay nekk candidat waaye fële dafa am ñu am ay ambition cachée nekk ci biir coalition bi di ko nëbb yaa ngi dégg. te ñooñu tey kenn ku ci ne gëm nga ni war ngaa nekk président assemblée nationale. mais Macky Sall xam na ambition yooyu. parce que waxoon na fi ne bu fekkee nee na du def 3e mandat. mais bu boobaa ci biir gouvernement. xam nga ambition rek laa la wax dama lay jox tey kan la ñëpp gàpp ni moom mooy nekk président assemblée nationale li xel yëpp gën a jàpp mooy Mimi Touré. parce que moom moo battre campagne moo gagné waaye man li ma gëm Macky Sall du jël risque di jël Mimi Touré di ko nommer président assemblée nationale. ndax lan Mimi Touré dafa taxaw carrément ni moom d'accord ci 3e candidature Macky Sall. te Mimi Touré loo ko mën a bañ. yaa ngi que dafa am ay ambition présidentielle. mais am na droit am ambition kan moom ambition. non sur la base de. mais dafa am ay ambition position bi mu am. man loolu laa gëm te dafa war a am ambition. par jaar-jaaram may na ko parcours am may na ko kañ la nekk am ambition nekk délit li ma kon Mimi Touré. est-ce que Macky Sall Mimi Touré boobu am ambition taxaw feeñal ni moom d'accordul ci 3e candidature. da koo feeñal yaa ngi dégg. tey jii est-ce que Mimi Touré Macky Sall dina jël risque di ko jox assemblée nationale kon kay foofu la problème yi ëppee Amadou Ba ñëpp xam nañ dafa am ay ambition présidentielle est-ce que Amadou Ba boobu te Mimi Touré dafa am ay député am ci biir Benno bi ay député yoo xam Mimi la ñuy déglu gëmuñu Macky Sall Mimi lañ gëm. ah bon looloo am. da ngay jaxase wala. barke Cheikhou Tidiane jaxasew ma. man ma dëkk ci réew mi xam réew man dara umpuma ci réew mi. dara umpuma ci. parce que politique noonu lay demee politique clan la kenn ku ci ne ak sa clan. Mimi Touré am na clan boppam boo xam ne tey moo ko moomal bopp ñooñu Mimi la ñuy déglu yaa ngi dégg Aly Ngouille Ndiaye am na clan wu boppam. biir Benno yaa ngi dégg kenn nu mu tuddati Amadou Ba am na clan wu boppam biir Benno kon te ñett ñooñu ñëpp tey ay candidats yu potentiel lañ Aly Ngouille candidat bu sérieux la. ci biir Benno Mimi candidat bu sérieux la. Amadou Ba candidat bu sérieux la. te ñooñu ñëpp li tax ñu kenn ku ci ne li la tàqaleeg Macky Sall mooy problème mu 3e candidature. yaa ngi dégg kon kay enjeu yi fële la ëppee. bu ñu nax Sénégalais yi journalistes yi du ñëpp mais il faut ñu sérieux tey li nga xam ne tey moo am solo ñu war cee dem nañu fexe ñun bu dee Yewwi li ma gëm. mooy nañu teg ay groupe parlementaire yu bari yoo xam même bu ñu mënee am 4 wala ba 3 baax na pour jéem a dugg ci. ak li muy peser yëpp financièrement. waaye am na koo xam ne